juróom-ñaari waxtu ci Télé Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak ñun xibaaru ngoon gi ñu doore kook kuréel gi ëmb étudiant ya nekk ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru njiitu réew mi président Macky Sall dalaloon leen bu ñu génnee nag li ñu xamle moo di ne ñoom bokk ñu ci étudiant yi sàkku ñu tekki ndomba tànk jëwriñ bu ñu dénk wàllu njàngale mu kawe mi naka noonu wàllu koom ñoom li leen yitteel ñu ne moo di seen bourse loolee ci la ñu bëgg kilifa yi taxaw ci kenn ci ñoom ci Cheikh Baba Diop dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Aminata Mbaré Sow Thierno Laurent Mendy. waaw bi ñu demee toog président de la république waxtaan nañu ak moom ci cadre bi nga xamante ne si mooy problème étudiants yi di dund muy si problème bourse yi muy que justice soit faite mais maanaam ñu def yoon ci wàllu affaire fàllu bii nii le plus vite possible balaa ñuy dem fenn suñu blessé yi nga xam ne si ay nit yi nga xam dañoo gaañu ñu jël leen en charge en plus aussi ticket yi nga xamante ne si étudiants ñu ngi koy lekkee fii nii ticket añ bi fanweer la ticket petit déj bi foo juróom dañoo bëggoon le président de la république mën ko wàññi étudiants yi et que aussi bourse bi nga xamante ne si bourse 18000 bi mooy dem bourse bi mu nekk 18000 nañ ko yokk defal ñu ko 30000 bourse bi nga xamante ne 36000 lañ ko defal ñu ko 50000 étudiants yi kat mën a am épanouissement mën a am peut-être seen njàng mi ñu njàng mën a ñoŋ ñu mën a jàng si jàng boo xam ne xel mu dal la mais mënoo di jàng ba fan am problème bourse maanaam combat bi du ñu nangu combat bi ñu koy def combat wu nit mooy maanaam ay nit jóg ni diw na dem combat bi du combat nit de mooy maanaam chaîne de commandement la chaîne de commandement bi mooy ministre des forces armées ministre de l'intérieur ministre de l'enseignement supérieur ak ministre des finances maanaam suñu mënul wax chaîne de commandement boobu na ñëpp jóg mooy maanaam kon ñu bañ a demander benn ministre na dem léegi li ICAT di demander c'est simple ICAT dafa démarqué wu par rapport ak loolu noonu ICAT li mu démarqué li mu bëgg mooy que ni les actions sociales les actions pédagogiques yi nga xam étudiants ñu ngi koy dund balaa ñoo nekk fii di tirer en longueur par rapport ak combat bi ñu ne carrément que lii kat nañ ci wax lu leer nañ léegi en plus aussi demandé wuñu carrément nag benn ministre dem ce que nous demandons c'est simple nañu régler le problème des étudiants le plus vite possible. yeneen i étudiants da nekk ca France di ay doomi Sénégal ñoom amal nañu ab dox ngir rek naqarlu lu xew ca université Gaston Berger bu Saint-Louis ba Fallou Sène ñàkk fa bakkanam lu ni mel nag ñu ne bëgguñu mu amaat te kilifa yi li ñu war a def moo di jël ci seen i responsabilité fexe ba ñuy jëf lu ñaaw loolu lee ñu daal di leen teg ay daan yu metti su ko defee lu ni mel du amati ci université yi ci Sénégal ca France dañu fay fekki suñu naataangoo Ibrahima Camara. ndongo yi bàyyi ko Sénégal di sàkku xam-xam fii si France wane seen njaqare si ba mu pëkki di Fallou Sène sa Ndar ñu amal ab dox ñaxtu la ko dale si makkaanu ndaw bi fi togal Sénégal ba bërëb bi ñu duppee parvis des droits de l'homme sa Trocadéro te ñu jagleel ko àq ak yelleefu doomu aadama. Il faut comprendre que tous les étudiants sénégalais. njaqare bi ñu yëkkati tey benn la mooy suñu morom ak naataango bi ñu faat sa Ndar muy Fallou Sène bëggatuñu li ni mel di am donte juróomi junniy kilomètre dox na suñu diggante ak suñu morom yooyee suñu xel ak suñu xol yëpp mu ngi foofee. Camarades étudiants au Sénégal et le dénonçons avec toute la vigueur qu'ici. Qui sont venus dans des universités que pour défendre. Pourquoi tuer des étudiants qui vont porter le changement? Pourquoi tuer des étudiants qui ont quitté des kilomètres et des kilomètres pour juste réussir dans leur vie? ndongo yooyu di sàkku ñaare si njiitu réew mi Macky Sall ñeel jëwriñ ñu jàpp ne dañoo taq si njombe mi. moom mi yor jàng mu kawe mi muy le professeur Mary Teuw Niane ministre de l'intérieur mi nga xam ne bi ñu boomee Fallou Sène moom la njëkk a tàllal micro amul lenn lu muy wax lu dul waaw même bu étudiant deewee am nañ ay blessés yoo xam ne ci gendarmerie lañ bokk. ministre des forces armées aussi lui il est interpellé par les étudiants dafa war a tekki nomba tànkam enfin ministre de l'économie et des finances moom mi nga xam ne si moom le paiement bi di jóge moom moo yor gafaka réew mi heure bu ko neex mu fay bu ko neexul mu fay yaakaar naa ni moom moo war a njëkk a tekki nomba tànkam. De prendre toutes ses responsabilités pour prendre en charge tous les blessés qui sont aujourd'hui à la charge de leur famille. doxu ñaxtu bi ñu amale ko si tekkaaral ngir jëmi ndem si yàlla Fallou Sène ñoom ndongo yooyu seen mennum kàddu gu mujj di na yoon def liggéeyam si mbir mi lee. ñu dellu si fii ci Ndakaaru wax ci kàddu yu njiitu réew mi yëkkati xamle ni li tukkee ci assises nationales yi nag du ay xalaat la rek yu ñu fa tënk waaye du lenn loo xamante ni nuru na Bible wala Coran maanaam loo xamante ni da ko war a jëfee mu doon lu force ci moom mu ne ay xalaat rek yu ñu fa tënk la mën na koo jëfee comme mën na koo bañ a jëfee yooyu les kàddu nag maître Mame Adama Guèye moom ñaawlu na ko li mu xamle moo di ne président Macky Sall dafa taxaw rek ci defaat waxeet maanaam lépp loo xamante ne santoon nañ ko foofulee ci assises nationales yi mu daal di ko bañ a respecté ci loole la bëgg moo tax mu yëkkati yooyu le kàddu moom maître Mame Adama Guèye dañu koy teewlu ci micro Alassane Ba Thierno Laurent Mendy.
engagement la teg si nag dañ ko signé kon loolu kenn waru mënu ko oyofal te war sa kàddu paasewul nga jël engagement bu ñu bind tënk lu ñu tënk ci këyit nga signé ko ba pare di ko oyofal te li ñu wax ci biir lu leer la dañ ne képp ko signé charte bi engagé wu nga pour fépp foo nekk lépp looy liggéey nga respecté charte boobu nga wéyee charte boobu doxalee charte boobu président de la république defu ci dara parce que charte bi dafa am philosophie dafa am lu ko lal mooy dañu def benn vision maanaam gis-gis bu sori ne Sénégal dañ bëgg mu nekk état de droit maanaam yoon féete kaw lépp ak yorinu réew mi bu ñu tëral ci njub éthique loolu nag bu ñu xoolee loolu xam ne xalaat boobu dafa waroo ak président li muy doxal ba pare ñoom dañu xotti seen engagement ak charte bi parce que charte bi dafa am esprit moo tax ma ne loolu dañ ko trahir lettre bi mooy engagement yu jël yooyu tamit dañ ko trahir te engagement yooyu daf si am benn bu fort parce que dañu wax si biir charte bi ne dañu war a fexe pouvoir yi président bi yor bañ a jéggi dayoo muy benn loolu nag pouvoir yi wàññiwuñ ci tërfatal ay ni muy benn bi ñu ne président dafa war a engagé bañ dugal loxoom ci fonctionnement assemblée nationale ak justice assemblée ñëpp mën nañ jàpp ne assemblée moomul boppam justice yi waxatuma ko parce que yàgg naa ko fi wax lu nekk ñu bari nanguwuñ ko woon waaye tey magistrat yi ko confirmer seen bopp. moom président Macky Sall ci téere bi mu fësal keroog di tome 1 bi pàcc bu njëkk bi président Macky Sall di ci def communication waaye itam def ab bilan ci juróom benni at yu mu fi defagum waaye itam taxaw ci doxalinu ñi nga xamante ne ñoom lay liggéeyandoo ci tome cérémonie de lancement tome 1 boobule bu ñu sukkandikoo nag ci docteur Rosner Ludovic moom président Macky Sall communication dëgg la moom lay def ndax ñi ko wër daanaka matale wuñu ko waaye moom it am na lu mu war a xool ci ni nga xamante ne noonu lay communiquer dañ ci ànd ak Alassane Ba Thierno Laurent Mendy. mënuñoo def ni mel ni defuñu fi dara ndax nag am na ñoo xam ne dañoo taxaw temm ngir nëbb li nga xam ne loolu lañ fi def waaye ñeen ñi nga xam ne yéen intellectuel politique yi te bokk nag ci majorité bi yéen a war a défendre bilan bi bu baax a baax. fexe nag ba défendre bilan kon boog message bi mel ni leer na. ab communication jëm ci li nga xamante ni jot na ko tabax fii ci réew mi ab communication bi mu defal boppam moom njiitu réew mi Macky Sall. am na erreur yoo xam ne day naqadee défendre ñoom dañ ko défendre parce que bëgguñu ku nangu muur bu ñu xañ bu ñu ngaan seen gémmiñ mais dañuy xam ni vraiment donte ñu ngi APR am na problème de communication yoo xam ne président moo ñu ko teg te loolu day tax ba seen doole day xaw wàññeeku ci mën a défendre bilan président te bilan du question bilan bâtiment kese mais dafa war a xam ni. bilan bâtiment du fal nit ndax président Abdoulaye Wade def na fi lu ne def na fi case des tout-petits ci àll bu lëndëm Crous def na fi espace jeune def na fi muraille verte def na fi lu bari te taxul terewul fole nañ ko kon moom war na am jàngat ci loolu lu ñuy xaar ci njiit mooy sa jikko sa comportement ak ni ngay jëflante ak nit ñi. fexe nag ba méngale lii ngay wax ak li ngay jëf mu doon li nga xamante ni am na solo buñ sukkandikoo ci juriste consultant bi nekk itam expert en communication. moom aussi def na ay erreur de communication ndax boo taxawee Sénégal ne man de teg naa ay cours ci dossier kon yow nangu nga ni ku dem justice yoo la neex ku fa demul yoo la neex. dafa tax ba vraiment sénégalais yu bëri dañuy gis wóoroo diggante la ngay wax ak la ngay jëfee te loolu day tax ba déglu bi day xam wala par l'action. 2019 daanaka soriwut. njiit réew mi bëgg nag bilan di gën di fës ci kanamu askan wi ñaareelu mandat nag daanaka waral li ni mel wante nag buñ sukkandikoo ci docteur Rosner Ludovic Ali Soutin gis na ay fay ci communication mu gis ne kon nag rectifier ko lu war la. Alassane Ba ñu dem ca Kaolack wax ca ñàkkum cet gi ñu fa nemmeeku loole nag dafa am ñu ci dugal politique bu ñu sukkandikoo ci meeru gox ba di Mariama Sarr mu doon nag ay kàddu yoo xamante ni mi ngi ko yëkkati ci ba muy daloo ay camion yoo xamante ni dañuy tonn mbalit nee na loole nag comme am nañu ko Kaolack dina soppi xar kanam bu baax a baax dañ ci ànd ak suñu correspondant ca région bu Kaolack di Ibrahima Diame. ci cérémonie réception bañ tasseuse yi leen fondation Moustapha Sow may kon la meeru Kaolack di Mariama Sarr profito pour wax ak nag ñi mu jàpp ne ñoom dañuy utiliser salté Kaolack pour def politique ñooñu le lii la leen di wax ci xew-xew bi lee. nga xam ne dañuy politique
mbubboo salte Kaolack bi nañu def ni Moustapha Sow moo gën defe naa loolu mooy li nga xam ne mooy li honnête waaye bëgg a siiw bëgg dara nga jël salte Kaolack bi jël ko di ko utiliser te nga ne doomu Kaolack nga yow sa doomu Kaolack des na parce que kenn du xas sa dëkk. Moustapha Sow di doomu Kaolack yàgg nag tugal doon président fondation boobule yore turam ñaari benn tasseuse la may mairie bu Kaolack pour nag dugal loxoom ci xeex salte biñ ne moom moo nekk ci biir Kaolack. am président bu mag bu ñëpp a xam ñu koy wooyee John Fitzgerald Kennedy bu Amérique te ñu rayoon ko dafa wax phrase boo xam ne ba tey jii nii mu ngi résonné waat ci boppu képp koo xam ne sa réew ñor na la. cérémonie remise de clé bi nag daanaka xew-xew bi xumboon na lool mu xawoon roog sax meeting campagne électorale ay bus lañu mobilisé woon pour anti militants yi ñu ñëw fekkee ko. ñu dem ca banlieue bu Ndakaaru wax ci procès wu diplôme liggéeykat yi fa amoon ay jafe-jafe Cour suprême nag àdduna ci mbir mi sàkku ci seen patron nag xamal seen patron ne da leen a war a fay lu toll ci téeméeri million ci suñuy koppar yu toftal sax juróom fukk ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo di liggéeykat yu ñëw tooñ li ñu xamle moo di ne bëgg nañu boobulee dogal ñu jëfee ko ci li mu gën a gaawee lu ko mooy ñoom dinañ amal ab toogaanu ñaxtu ca buntu direction générale bu diplôme Ibrahima Sey mooy délégué de personnel ba dañu koy teewlu ci micro Salif Sow Asmalik Diop. ku ñu ko amel moo affaire moo tax muy Cheikh Mbacké Seye xam nañu c'est un homme d'affaires wala am na puissance mais on a xeex nañu ak moom ba tey yàlla ma ñu dëgg ci kawam tey mooy dafa dugal requête au niveau de la Cour suprême pour licencier délégué du personnel yi tey jeudi bi passé Cour suprême dafa rejeté. ñaata délégué ngeen wax. ñun 8 délégué lañu donc bu mu rejeté loolu nag. donc tey jii tey fii ñuy wax tey dafa war a appliquer décision boobu normalement lundi bu ñuy xëyee daf ñu war a fay suñuy salaire fay ñuy verser suñu cotisation caisse de sécurité sociale verser suñu lundi normalement da ko war a def intégré ñu aussi jox suñu poste de travail ñu liggéey ba pare cour d'appel dafa ordonné banque bi fay ñu loolu ordonnance bi mais on a grande surprise dañoo gis ni banque islamique ba tey fayul muy ma def ay manœuvre yooyu lañu comprendre moom ak Cheikh Mbacké Seye bu ay doomu sénégalais am seen dëgg yoon jox leen ko mu leer naññ yow en tant que nga ni banque nga islamique nga ne dëgg boobu yow doo ko appliqué ñun loolu dañuy jaaxal autorité yooyu ñooy lancé un appel di lancer le président de la République di lancer appel ministre des finances di lancer appel le procureur de la République di lancer appel képp koo xam ne bonne volonté nga parce que tamit Cheikh Mbacké Seye dafa war a xam ni justice am na Sénégal décision justice bi ñu ko appliqué da ko war a respecté pourquoi bu ñu ko joxee décision di ko appliqué nag loolu nag dañuy taxaw ñu poser question ni est-ce que lan la justice jëriñ tey jii fekkee tey décision bi génn bu ñu toogee lundi ñu ngi 33 jours fekkee appliqué wu ko ñun travailleurs ak suñuy famille ak suñuy xarit daañu assiser buntu diplôme jusqu'à que mu ñuy fay suñu xaalis. ñu dem ca Bayar département bu Thiès foofee nag sàmmkat yi ak baykat yi ñoo jàppante seen biir jàppante gu metti sax ba kenn ci sàmmkat yi moom daanaka ab balu fetel moo ko laal mu jëli ceeb gaañu benn nag it faat nañ ko fa askan wa nag mer lool li ñu bëgg moo di yoon dugal loxoom ci mbir mi ndax mi ngi bëgg a jéggi dayoo dañu fay fekki suñuy naataango Cheikh Anta Diop say latiir fii ci Bayax di ab sàmm boo xamante ni dafa jiitaloon ay nagam nee nañ ci ab boori tool la nekkoon si la borom tool bi sox dóor ko balu fital gaañ ko ci tànk faat benn nag ci gétt gi loolee tax ñenn ci askanu Bayax génn mer ba futu di ñaawlu mbir mi. dañoo woo ñu ne ñu am na sunu benn xale ba nga xam ne nii dañ ko fi jam bal fi mu doon sàmme kooku ko jam reyaale benn nagam ci ginnaaw nii moo tëdd nii. lii mooy certificat de médical bi moom boo xoolee dañu wane ne wane nañ ne docteur bi wane na ne gaañ nañ ko ci bal bi atteindre na ko cuisse droite bi maanaam pooju tànk ndeyjooram ñun li ñu ci jaaxal mooy borom tool bi toolam bi gis ngeen niñ ko ñage nit sax mënu fee dugg waxumala ak jur deuxièmement jur gi jegewul tool bi moom mu nekk ci biir tool bi tiire ci ginnaaw tool bi mais lan moo waral loolu dañuy laaj le ministre de l'intérieur ak le ministre de l'élevage ñu jël seen responsabilité par rapport ak liy xew. askanu Bayax nee nañ mbir mi de yàgg na fi lool di ay jafe-jafe ci diggante sàmmkat yi ak baykat yi nekk fii ci gox bi nee nañ lii de mënatuñ koo seetaan kii di def mbir mi dañ ko war a teg ci yoon. li ñu bëgg mooy état bi na def li mu ci war a def
balaa affaire yi di ëpp loxo même da ngay dégg sax ku fa ñëw ku wala koo waxal ku ko xam danaan waa ji du fa yàgg. war nañu xam ñun aussi waa ji lan moo tax muy def lu ko neex muy rey ay nag di rey ay jur di rey ay nit. askanu Kayaar ak Bayax mer lool nee nañ nag ñi ngi sàkku ci njiitu réew mi mu indi saafara nag ci mbir mi laata lambaay ñaaw. nga ko Cheikh Anta Diop ñu di ko jaajëfal yéen it naka noonu ci teewlu bi fii la ñeem ak yéen ci xibaar yi Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew bu 20h jotee faram fàccee leen xibaar yi ci français ñu fanaan jàmm.